FIFA ñu ne nag fi mu ne mi ngi toll sëkk nag ak Côte d'Ivoire mi nga xamante ne daanaka booy xool ñetti at a ngi nii ñuy jiitu ci kanam Sénégal it jiitu ci kanam waaye bu soxal wàllu kon ci Afrique sax laay wax may jégalu ci Afrique la ñu ne ci kanam waaye nag ci àdduna wërgal këpp Sénégal moom mi ngi jël ñaar fukkeelu place bi mbokki ponk yaa ngi nii daan ci toftal xët yu njëkk yu yéene kaay yi bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram-fàccee xibaar yi. ma ngoog dal leen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ci kanam tuuti xibaar yi ci tàggat yaram dinañ ci ànd ak Mame Fatou Ndoye balaa boobu nag ñu tënk accident bi ma wax sànq nag xewee ca booru Kaffrine ba ab soxna ñàkk ci bakkanam fekk na nag ne ñetti ñoom ñàkkoon nañu seen bakkan ba noppi ca saasa soxna si nag mooy ñeenteelu doomu aadama bu ñàkk bakkanam ci accident boobu ci yoonu Kaffrine juróom-ñeent jëlee nañ ci ay gaañu gaañu metti ba ñu rawle leen ca hôpital bu Nioro. Rapport bu inspection générale des bâtiments nag fi mu ne jamono ji ñu wax ak yéen nag ña nga ca liggéey ba mi ngi aju rek ci immeuble yi faral di daanu ci Sénégal bi ci mujj nag muy bële ba amoon ca Bel-Air ba ay bakkan rot ca loolu it ñu gis ni wax nañu ko yàgg ko wax duguleet nag ñu di ko nemmeeku ci Sénégal muy ay bâtiment yoo xamante ne dafay faral di daanu. Gannaaw loolu ñu dem ca dëkk ba ñu naan Boun Baba Dièye moom nag ab dëkk la bu fee féete ci commune bu Gandiol tey nag boo fa yeggee dana mel ni dëkk ba mësta am ndax amoon na nag lu fa xewoon ci atum 2012 la woon muy géej ga nangu woon kon ay kër yu bare bari tey nag askan wa ñoom noppi nañu nee ñu ngir delluwaat ci seen dëkk boobee ci kaw rek ñu dimbali leen bu baax a baax def fa benn pont Ousseynou Diop Habib Seck ca diwaanu Ndar. juróom-ñaar ci weeru novembre ci atum 2012 la Boun Baba Dièye daal di disparaître complètement ci carte bu Sénégal tey jëlee ci place boobee dara nekkatu fa. fii kër la woon fii école moo fi nekkoon mu mel ni Boun Baba Dièye dara desatu fa dëkk bii dëkku cosaan la tey nag dara desatu fi ay bés mu metti lool ci ñoom ginnaaw bu leen géej gi songee ci atum 2012 ñoom ñëpp nag. kenn nekkatul ci gox bile. macha allah li fi jóge moom kenn mënu ko wax parce que fii mbay mi wax naa li maraîchage bi ñu daan bay fi daan nañu bay fi 54 kilomètres ci l'engrais barbarie bi amoon na fi 54 kilomètres boo jógee Ndar ba nga àggata si neer 19 villages doon fi bay daan nañ fi gagné 60 millions par an ci maraîchage bio. ci dëkk bii di Boun Baba Dièye léegi ay picc ñoo fi yeewoo ñu fiy nene at bu ne. créé nañ fi benn île bu nga xam ni parc communautaire la pour oiseaux yi di fi jur moom ngay jëkk a jot. sooy dugg jëkk bi jóge côté Gandiol ba léegi ñoo ngi ci am 40 000 nii par année. juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom ci doomu aadama ñoo sañcoon bërëb bile di Boun Baba Dièye dëkk la boo xamante ni neexoon na lool ci nekkin waaye nag dellusiwaat fii ñoom dàquñu ko teg seen ay conditions ndaxte léegi île la ñoom la ñu bëgg mooy ñu defal leen pont boo xamante ni toll na ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak lu teg ci ay mètres. na ñun bu ñu sañoon ni dellu si fi parce que li ñu fi gën a bëgg pour dellu si fi nag boo gis sama dellu si fi yéex. dama bëgg bala ma fiy dellu si ma am benn au moins que benn pont bu nga xam ni pont wu 170 mètres bu nga xam ne ay saret mën nañ ci jaar. ci kàddu René Massiga Diouf bu njiitu African Journalist Forum état war na leen gën a mën a gestu jàppale leen ñu mën a desuwaat. donc di ñaax rek ñi nga xam ne ñoom ñooy autorités gouvernementales yi ak pouvoir public yi ak élus yi ñoom ñu mën a assurer suivi localité yooyu def de telle sorte que par exemple que village bi mën a retrouver son lustre d'antan ñi nga xam ne village bi tamit gën na di leen soxal pour ñu dëkk fa ñoom ñu mën fa dellu mën di pratiquer di continuer seen activité. Baba Dièye village la boo xamante ni ñeenti téeméer at ak lu teg am na ko moom moo fi jiitu Ndar fii nag jàppale ni lu toll ci juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom ci doomu aadama ñoo fi daan fanaan waaye nag bi avancée de la mer bi ñëwee bépp ci kër dafa ko daal di yóbbu ba tey jile ñëpp dañu dem làqu ci yeneen i dëkk yoo xamante ni moo nekk ci wetam tey jile nag askan wi li ñu gën a bëgg mooy desuwaat ci gox bile ndaxte jàpp nañ ni histoire la waaye tamit lu jëm seen wàllu dundin fii la gënoon a neex fii itam la ñu gënoon a am lii di jàmm.
ñu koy jaajëfal Ousseynou Diop moonte booy xool nag lu ëpp juróom-ñaari milliards ci suñu koppar dugal nañu ko ci rek dëkk boobu waaye li ñu xamle rek mooy mbël ba moo leen gën a sonal muy bël ba kon ci loolee la ñu war a taxaw kii ab géographe la nekkit ak géomorphologue moom nag ci gis-gisam muy buubu Aljuma si nekk ca université Gaston Berger bu Ndax nee na nag fi mu ne nguurug Sénégal nag koppar yooyu muy dugal yépp booy xool daanaka yàq la ndax jàpp na ni lu toll ci genn wàllu milliard képp mën naa indi saafara ci jafe-jafe bi ñu teewlu ko ci micro Seyni Diop. parce que brèche bi atteindre place am naturel maximum ci côté sud et brèche bi mu ngi stabilisé wu c'est pourquoi côté nord bi mu ngi nature bi mu ngi reconstituer îlot Doune Baba Dièye ak îlot yooyu yëpp ñu ngi ko reconstituer en fait. soxlawul milliard parce que avec moins de 500 millions mun nañu résoudre problème parce que boo draguer brèche bi nature bi dina reconstituer dina indiwaat beneen quantité de sable reconstituer exactement même problème parce que sable bi dina jógee yu sori sur le littoral mauritanien ci littoral mauritanien et puis littoral bi est en contact avec le désert du Sahara donc le sud de brèche bi ça ne recule plus depuis 3 ans taxaw na ci phase cette mer donc ça signifie que l'embouchure là actuellement mu ngi Tassinère. ñu wax ci mbas mi tey nag benn doomu aadama la ñu gis ci moom mbas mi ci junni ak ñetti téeméer ak fanweer ak juróom benn test yu ñu def kooke nag cas communautaire la xamul fu mu ko jëlee amul nag kenn ku ñu ne wér na tey ci mbas mi ñeenti cas grave la ñu am waaye jàpp leen ni ñetti doomu aadama ñàkk nañu seen bakkan démb ci mbas mi ñu wax nag ba tey ci wàllu ko wér-gu-yaram bi yoon nag ak consultation gratuite di ay bëccëg yoo xamante ne nag ñu ngi ko jagleeloon askan wa yeewoo ca Zac de Mbao dimbali leen ñu saytu seen bopp ci wàllu wér-gu-yaram te génnewuñu ca dërëm loolee nag ci ndimbalu ko mbootaay gi ñu duppee Al Rahma bu Pape Djibril Fall ak ñamu àndal ñu ne nag dañoo gën a taxaw rek ci dooleel bëccëg yu ni mel ndax li ñu bëgg rek mooy réew mi daal képp ku sa loxo jotul sa gannaaw nga mën a jote ci paj mi Rufisque googee dañu fay fekk ji Abdou Diouf Diagne. ñu jóge ngir mën a ñëw xool seen wér-gi-yaram ñoom ñi la nag ñu ëpp ci ñoom seen loxo jotut seen digg ginnaaw faju doon loo xam ne ay jafe-jafe yu tar la ci ñoom ngir saafara ko nag association bii di Arahma daal di amal bés yoo xam ne da nga ciy faju te doo fay dara. ñu gis ne kat dañoo toll ci jamono joo xam ni nit ñi xaw nañoo sonn tuuti ndax ay jafe-jafe yoo xam ne réew mi traversé na ko bañ yegg si fii ci tawat yooyu nga xam ne doon ngeen ko dégg bañ ca jigéen ñu baree bari rek wax dëgg ci wàllu économie ñu toll ci ay xat-xat ba daanaka bari waa na ñoo xam ne ñi ngi tawat te jaaxle loolu fu ñu fajee ndax la leen di gën a yitteel mooy lu ñu lekk ak lu ñu naan xam nga koo xam ne lu mu lekk ak lu mu naan sax da koo jaaxal kon wax dëgg nga yëkkatiwaat alal di ko génne di ko jëm ci faj mën naa jafe lool. loolee nag biñ ko xoolee jàngat gis ne kat mbooloo mi daa taxaw ngir jëmmal yërmande jooju ban buntu la war a jaar ngir jariñ doomu aadama yi. ngir mën a saafara tawatu ñi nga xam ne nag ci lim bu takku la ñu ñëw spécialiste yu wuute la ñu fi woo daal di fiy teg tamit jumtuwaay boo xam ne dina mën a saafara jàngoro yi nga xam ne nemmeeku nañu ko. ndax comme ni nga ko waxee am na une vingtaine de médecins généralistes yoo xam ne ñi ngi fi am na une dizaine de spécialistes yoo xam ne ñi ngi fi en termes d'exploration lépp lu jëm ci ay analyses médicales dañoo déplacer labo carrément di def analyse yi par des biologistes ak un pharmacien biologiste boo xam ne moo koy valider en termes de radiologie on fait des échographies def nañ ay échographies yu bëree bëri ñi ngi def ay radiographie ñi ngi def mammographie comme ni mu ko waxee tamit ci wàllu endoscopie ñi ngi def ay fibroscopie comme ni mu ko waxee tamit ci wàllu yeneen spécialités yi am na neurologue yu fi nekk am na diabétologue yu fi nekk am na ophtalmologue yu fi nekk nga xam ne ba ci wàllu ophtalmo bi maanaam ñi ñu xool ñi am ay problème mu bët yoo xamante ne dañoo war a takk ay verre de correction dañ leen koy jox dañ leen koy may gratuitement. xam ne nag gis nañu ay jàngoro yoo xam ne dafa laaj ñu daal leen di topp association Arahma di xamle ne du leen bàyyi ñuy sonn dina leen gunge ba ñu mën a faju ba wér. tey ñi fi nekk nga xam ne ay pathologies chirurgicales la ñu war a am dañu leen a tëye répertorier leen war la ànd ak ñoom ñu faju ci hôpital yi Arahma jël leen en charge complètement ndax loolu nekkul tey la ko njëkk a def daanaka defoon na ko ci at yi weesu yëpp. ak tamit comme ni ñu ko waxee tey tamit ci innovation yi par rapport ak suivi bi daanaka dañoo mettre en place benn logiciel boo xamante ne dina permettre tey bépp malade bu fi jaar ñu am ay données yoo xamante ne dinañ la mën a suivre dañ la mën a jàppale dañ la mën a taxaw en gros daal loolu moo waraloon bis bi. Arahma yemul rek ci wàllu pàcc daal dinay amal nag bëccëg goo xam ne dañu ciy maye deret lim bu takku ci ay poche daal dinañu koy am ñu fas yéene koo yóbbu ci bërëbu fajukaay yi ngir daal di koy jox ñi nga xam ne ñoom ñoo ko soxla.
ci leneen lu ñu war a taxaw nag mooy drogue bi lëmbe tamit ci réew mi ndax du ngeen toog ñaari bis yu ngeen déggul ni jàpp nañu drogue boobee nag moo waral ñu def taxaw seetlu ci ñi koy jëfandikoo ci Sénégal ñu ne lim bi nag takku jéggi na dayoo te booy xool sax daanaka ndaw ña ñoo ca ëpp loole yëpp nag di am njeexital ci wér-gu-yaram dañ ci ànd ak Farba Marcel Farba Maroun. Cocaïne, yamba, sangara wala sax cigarette drogue yi bëri nañ te wuute. Il y a ce qu'on appelle les sédatifs. am na li ñuy wooyee sédatif wala dépresseur comme héroïne ak yeneen xeeti opiacés am na tamit li ñuy wooyee stimulant comme cocaïne wala amphétamine ak yi ñuy wooyee perturbateur wala hallucinogène comme yamba. waxuma nag ci sangara ndax mën na doon stimulant comme ni mu mënee doon dépresseur boo ci naanee tuuti dépresseur la mais bu bëree rek stimulant lay doon. yooyu catégorie drogue ndawu Sénégal yu bëri di ko jëfandikoo loolu waral dañ koy mujjee tàmm tubaab di ko wooyee addiction te muy indi ay conséquences ci wàllu wér-gu-yaram yu doy waar. Il y a beaucoup de gens qui font. am na ay nit yu bëri yuy am infarctus du myocarde muy problème mu xol te cocaïne moo koy indi wala sax ay complications infection yu graaw comme sida wala hépatite C tuberculose bëri nañ daanaka addiction mën na yóbbu nit fu garaaw a garaaw waaye lan moo tax nit yi di jëfandikoo yooyu lay xeetu drogue. Vous avez des facteurs yi bëri nañ mën na doon lu personnel loo xamante ni dañ ko tibbee ci environnement bi wala sax ci famille yi ak ci société bi. nit yi nga xamante ne seen xam-xam daa màcc ci wàllu faj ay cas yu drogue sonal dañuy daal di conseiller rek ñi nga xamante ne mosuñu laal drogue ñu bañ ko def balaa mu leen di indil addiction boobu ñu doon wax. pour ñi nga xamante ne ñu ngi koy jëfandikoo yooyu les experts di leen di conseiller tamit ñu dem structure bi ñu tuddee centre de prise en charge intégré des addictions de Dakar ñooy toppatoo cas yi nga xamante ne drogue bi da leen sonal lool fii ci réew mi. waxoon nañ ko ci ponk yi muy kay yi ñuy jël nag di ci def nataaluk rek ñenn ci way politique yi ku ci mel ni Mame Boye Diao fële moom ca diwaanuk Kolda nag dañoo teel a taxaw ci jëlee kaye yooyu ci daara yi gouverneur ba ak préfet ba ak IA ba ñoom ñoo jël dogal bu ni mel ndax dañu jàpp ni xëy na yooye bokk na ci yoo xamante ne rek tey mën na am njeexital ci njàng mi nag ñuy gis loolu kon bëgguñu koo bàyyi muy wéy muy kay yooyu ñuy def nataalu ko ñenn ci way politique yi ñu wax rek ci ñàkkum xëy mi ak ministère bi ñu gàll xëy mi ministère boobu sax taxaw na ci jàppale ay ndaw lu toll ci 1,0 million ci suñu koppar moom la ñu jagleel nag ay ndaw yu yëngu ci wàlluk mbay fa ñu naan commune bu Ngeexoox la ñu ne loolu nag dina tax rek ndaw ñi gën a am nag ndëgër laay ci wàlluk koom waaye tamit dina tax rek nguurug Sénégal xeex bi nga xamante ni mi ngi koy xeex ngir ñàkkum xëy mi dàq ci réew mi mën a antu Abdourahmane Diallo Mamadou Gueye. seeni formation rek ñu daal di am liggéey 100 ndaw yu dëkkee Ngeexoox loolu nag lenn waralu ko lu dul lëkkaloo état employeur. GIE boobu nag bi ñu ñëwee ci ñun lañ gis ni war nañu leen a mën a accompagner dans le cadre de la création d'emploi surtout auto-emploi ci lañ ñëwee pour signer ak ñoom convention nationale état employeur pour permettre leen ñu am ci luñ jàpp mën a am luñ liggéey mën a dimbali seen ay njaboot. jàpp nañ ni liñ ci leen di accompagner boo ko xoolee globalement ëpp na 25 millions pour permettre leen au moins ñu mën a renforcer seen employabilité. soxna yi ak ndaw ñi ci wàllu mbéyum dër gi la ñuy yëngu. espace bi ñu nar a exploiter c'est 2 hectares donc 2 hectares bi ñu def suñu formation nous sommes basés sur la formation de faire du maraîchage on fera aussi de l'arboriculture et de la floriculture mais dañu ne tamit duñu bàyyi élevage bi tamit ci ginnaaw mais en première donc on a misé pour commencer pour faire du piment du gombo comme li nga xamante ne moo gën a nekk production yi nga xamante ne moo war a gën a mën a gaaw pour produire mën a am au moins benn contenu pour mën a avancer tamit. ndaw yooyu tamit seen maire bërëb bi taxaw na leen. xaalis bi incha allahu danañ leen ko jox ñuy liggéey moo tax tey ñu ñëw fii tey comme fii ñaari teen am na fi ñu ne ñaari teen dañ ko bënn ko moo gën a yomb dem foo xam ne amul teen moo tax ñëw fii tey mais am na ñaari sites yoo xam ne incha allah fas yéene leen koo jox loolu nag ci ndimbalu ndaw mi la bokk dimbale président la bokk. kilifa yi di xamle ni projet bi dafa jëm ci programme bi ñu duppee xëyu ndaw ñi.
beneenub programme juróomi at la livre programme nag la ñu ko duppee ngir suqali diwaanuk Kaolack 2022 lay tàmbali jàpp 2027 Baye Ibrahima Ciss mi jiite mouvement action réaction nag moo taxaw rek ngir def kéemtalaay kàttanam ba Kaolack nag gën a mën a soqaliku lu soxal nag kon loolu nee nañ faaw tamit koppar yi ñuy nattal mairie bi mu gën a am ndëgër laay koppar yooyu nag nee nañ bëgg nañu ko jëlee ci 3 milliards yóbbu ko ba ci 10 milliards dañ ci ànd ak Pape Mbaye Diaw ci leeral ak Faly Gueye. budget commune bi mu jóge ci 3 milliards dem ci 10 milliards loolu la président mouvement action réaction di proposé ci benn livre boo xamante ni daf ko bind tudde ko programme de développement de Kaolack. nan la ñuy def nag ba xaalis boobu ñu mën koo am ba Ibrahima Ciss di wax fan la ñuy jaar. tey budget Kaolack 3 milliards ñu ne nañ ko yóbbu 10 milliards mais loolu ay wax da ngay wane naka nga jëlee fii yóbbu ko fële donc loolu yëpp mi ngi ci biir livre bi wane aussi ci yan pàcc ak ci yan secteur la Kaolack mun a bénéficier wu pour dellu place am mooy devenir encore la capitale économique du Sénégal. Kaolack doon dëkk boo xamante ni dëkku béy la livre bi nag daal di beral pàcc bu yaa li nga xamante nii moo di culture arachidière ba Ibrahima Ciss di wax nan la ñuy def ba mbéyum gerte mi ñu gën koo ñoŋal. la promotion des activités. mbéyum gerte gi nag foog ñu gën koo renforcer parce que ku nekk xam na ne nañ daan béyee boobu ba léegi ci loolu la nekk te mbéy fi mu ne nii dépassé na foofu jàppale leen tamit ci bu nu béyee ba pare nan la ñuy def ba mën koo jaay jàppale leen tamit ci li nga xamante nii moo di wàllum intrant ñu mën ciy jot te na mu gën a gaawee. favoriser l'accès aux intrants agricoles et équipements. ngir rek ñu mën a atteindre objectif yooyu nag il faut que rek ñi nga xamante nii ñoo yore dëkk bi ñoom itamit ñu am xarañteef gi. gestion des compétences du personnel de la commune. ñi nga xamante ni ñooy doon équipe municipale bi aussi foog ñu renforcer seen capacité améliorer tamit communication mairie boole ci tamit direction bu bees boo xamante ni direction technique lay doon. qu'il faut impérativement construire une nouvelle direction technique. livre boobu nga xamante ni nag dafa présenter benn programme de développement bu Kaolack ci juróomi at. ñu fas yéene ko partager ak acteurs politiques yi ak ñi nga xamante ni dañoo nekk ci société civile bi. Pape Mbaye Diaw ñu koy jaajëfal dañuy jàll ci tàggat yaram ni mu ko waxee woon ci ponk yi Mame Fatou Ndoye la ñu ci àndal Mame Fatou maa ngi lay nuyu bu baax. waaw Fatou Kiné maa ngi lay fay. ma ngoog tàggat yaram ñu dooree ko rek ak li ma wax sànq classement bu FIFA Sénégal nag nekkati ci bopp bi du nag guléet mu mel ni mi ngi ciy yàgg ni Côte d'Ivoire waaye bu ñu jëlee loolu ci Afrique la bu ñu jëlee ci àdduna wërngal këpp mi ngi jël ñaar fukkeelu place bi. voilà ni nga ko waxee noonu la Fatou Kiné effectivement Sénégal du guléet mu nekk ci boppu classement FIFA Afrique bi daanaka 35 mois mi ngi nii mu nekk ci bopp bi moom sax loolooy tax mu égaler record ki nga xam ne mooy Côte d'Ivoire donc si Afrique ñun gaynde yi en tout cas ñoo jiitu ñoom nag ci wàllum àdduna bi ñu ngi nekk 20e place ci Sénégal nag jiitoom boobu ki ko ci topp mooy Tunisie ki ci topp di Maroc mooy 3e bien sûr sur le plan africain 4e di Algérie et puis donc Nigéria di 5e pour nag mu gën a leer ñu wax ni que rek ci 24 octobre bi la Sénégal di égaler record Côte d'Ivoire boobu muy donc ni nga ko waxee Fatou Kiné 35 mois ci première place classement FIFA Afrique ki mujjee utiliser position boobu jiitu Sénégal Tunisie la ñu wax ci beneen pàcc toujours ci gaynde yi mais cette fois-ci gaynde yu jigéen ñi ak éliminatoire CAN féminine 2022 Lions yi nag def opération bu baax fële ca Libéria gannaaw ba ñu dooree kii di Libéria score 2-1 Mama Diop ak Awa Diakhaté ñoo marqué li nga xam ne mooy but yi libérienne ni nag ñoom ñoo réduire score bi à la 95e minute match retour bi ñu ngi ko war a amal talaata bi di ñëw fële ca stade Lat Dior waaye ci match bi nga xam ne moom la ñu jot joué ak li nga xam ne mooy xaar gaynde yi dañ ciy déglu Mame Moussa Cissé depuis Monrovia moom mi nga xam ne réagir na ci victoire bi waaye xam leen ni que match bi gën a am solo mooy match retour bi ñu déglu ko. bi ñu ñëw objectif bi leeroon na trop dañu bëggoon ñu gagner parce que dina tax booy football match retour bi nga gagner bañ a teg sa bopp pression donc gagner nañu dugal nañu ñaari but ci camp wu adversaire bi
doon nañ benn but boo xam ne mënoon nañ ko éviter mais loolu day am ci football. dinañu tirer enseignement match bi parce que enseignement yu bëri am na ci wàllu suñu organisation défensive notamment mais tey gagné nañu je pense que dinañu ñibbi tranquillement léegi rek continuer liggéey bi am na yoo xam ne gis nañ ko mu doon manquement bu ñu demee dinañu amaat 3 wala 4 fan pour liggéeyaat ci pour suñu kër def meilleur résultat. voilà Ba Moussa Cissé di sélectionneur équipe nationale féminine ñu xamle leen ni tamit ñaari tour la Sénégal war a def bu ñu gagné match bi contre Libéria si manche retour bi day amaat beneen tour boo xamante ni fukki équipe ak benn ñoo koy jongante ci bu ñu jeexalee ci loolu nag la ñuy xam kan mooy dem ci Coupe d'Afrique bi nga xam ne dina am fële ca Maroc ci mois de juillet 2022 bi. ñu wax ci wàllu football ba tey waaye bi yoon ci bitim réew ak match yu Champions League yi nga xam ne am na démb mu nag match yu neex ku mel ni Manchester United def remontada ku mel ni Chelsea nag amul benn jafe-jafe ngir gagner équipe bi ñuy wooyee Malmö 4-0 ñu xool les temps forts de cette journée avec Cheikh Tidiane Diaw. def lu ñuy wax remontada ci digganteem ak Atalanta de Bergame premier mi-temps bi italien yi am 2-0 waaye deuxième mi-temps bi beneen équipe Manchester United la ñu gis Rashford ak Maguire tax United égalisé laata Cristiano Ronaldo di dugal ñetteelu bi bu leen jox ndam li ñetteelu journée Ligue des Champions bi nag daanaka équipe yu magi Europe yi lajjuñu Bayern dafa fekk Benfica daan ko 4-0 ak doubleur Leroy Sané Chelsea bu Edouard Mendy daan Malmö 4-0 Juventus moom daa fekk Zenit Saint-Pétersbourg daan ko 1-0 Barcelone tamit def lu ni mel daan Dinamo 1-0 ca Camp Nou. Cheikh Tidiane ñu desandi ak sénégalais yi nga xam ne dinañu jongante ci Europa League bi tey nag ñu war a jouer li nga xam ne mooy ñetteelu journée bi ci groupe E bi ñu jàpp ni Bamba Dieng ak Marseille dinañu dem défier Lazio de Rome ci poule boobule d'ailleurs Galatasaray bu Mbaye Diagne moo nekk leader avec 9 points ñoom nag Galatasaray équipe turque bi dinañ dajeek ñi nga xam ne ñooy russe yu Lokomotiv de Moscou yeneen match yi nga xam ne am na ay sénégalais yu ci war a jongante bu mel ni ku ci mel ni Monaco bu Diatta bi nga xam ne war na dem PSV Eindhoven ci groupe B bi Naples mi nga xam ne mooy leader Série A di briller ci championnat italien bi mais am jafe-jafe ci Europa League ba tey benn poñ la amagum mi ngi recevoir tey Legia Varsovie ci groupe D bi ñaari sénégalais ñoo ci nekk ba sax ñett Royal Antwerp ak Abdoulaye Seck Olympiakos Ampa Abou Cissé ak Ousseynou Ba les Grecs ñoom ñooy leader yi ñu ngi dem fële ca Eintracht Francfort ñi nga xam ne ñooy Belge yi nag bu Royal Antwerp war a dajeek turc yu Fenerbahçe yaakaar naa ni looloo fi gën a fës ci wàllu tàggat yaram Fatou Kiné Deme. am na solo Mame Fatou Ndoye ñu lay jaajëfal bu baax a baax ci noonee sax la ñuy jàll yëri yéenekaay yeeg seen xët yu njëkk. jërë ngeen jëf waaye Yewwi Askan Wi yeewi nañu seen bopp ci Ndakaaru ubbi l'Observateur ñooñu Ousmane Sonko yi di waa parti Pastef dakkal nañu seeni yëngu-yëngu ci biir coalition Yewwi Askan Wi fii ci Ndakaaru li ko waral yéenekaay bi nañu moo di ñoom jërë ngeen jëf waaye Yewwi Askan Wi yeewi nañu seen bopp ci Ndakaaru ubbi l'Observateur ñooñu Ousmane Sonko yi di waa parti Pastef dakkal nañu seeni yëngu-yëngu ci biir coalition Yewwi Askan Wi fii ci Ndakaaru li ko waral yéenekaay bi nañu moo di ñoom ak waa taxawu Ndakaaru di waa kër Khalifa Ababacar Sall yi dañoo déggool réeroo googee l'Observateur gis ne nar na andi ay jafe-jafe ci booloog benno gi ñuy séntu ci opposition bi ci local yi 2022 yi ñu jëm enseignant chercheur bii di Moussa Diaw nekk ca université Gaston Berger bu Ndar di ñu wax ci biir yéenekaay bi ne ak ñàkk déggoo gu wér gu ne fàng mu am ci diggante ñooñu Sonko yeeg ñooñu Khalifa Sall yi te loolu du def dara lu dul néewal doole seen ànd bi Walf Quotidien nañu ànd ba kay tas na bopp sa bopp gi moo yàq mbokk gi Le Quotidien bind ne Yewwi Askan Wi xuttiku na ci Ndakaaru ba ku nekk gàddu sa buum di seetloo ca yeew waa Pastef rocceeku nañu ci coalition bi fii ci Ndakaaru fas yéene dem ci élection yi ak seen jubbu bopp seen liste bopp la ñu bëgg a présenté ci mbooleem commune yi ci Ndakaaru Les Échos dolli ñu ci ne coalition Yewwi Askan Wi tas na réunion bu tàng bañ doon def keroog ci Hann Bel-Air fa la yëfee jaxasoowee ñooñu Ousmane Sonko yi jël dogalub demal seen bopp ci élection yi suba ci àjjuma ji ca la ñuy def seeni investiture samp seeni candidat ci diwaanu Ndakaaru Tribune tegal ñu ci ne coalition Yewwi Askan Wi bu kalaate wuti tuutee ko tëye waa parti Pastef gedd nañu waa PUR di gënti dand coalition bi ñi fare ci Pastef bu Ousmane Sonko seen mbëru bopp la ñu bëgg a samp ngir mairie bu Ndakaaru coalition beneen bu fare ci opposition bi
bi te jëm ci tas Source A nee nañu moo di coalition wàllu Sénégal gi Abdoulaye Wade ak ñi mu àndal taxawal li waa parti démocratique Sénégal bëgg ci Ndakaaru bëgg ko ca Touba ak Mbàkke loolee la yenn alliés yi gis ne dafa ëpp dañoo bëgg a jël pépp jël péfet moo waral ba waa bokk gis-gis dàqu ñu demal seen bopp ci élection yi secrétariat national bu bokk gis-gis yéenekaay bi mi ngi ñuy xamal ne war nañoo amal am ndaje ci seen biir di réunion ngir xam ana lu ñu cay def waa parti socialiste ak ni ñu bëgg a def ci élection locale yi Sud Quotidien mi ngi ñuy xamal ne leeral nañu ko Aminata Mbengue Ndiaye njiital parti socialiste wax na ne parti socialiste dafay ànd ak Benno Bokk Yaakaar dem ci élection yi Vox Populi bind ci xëtamu njëkk ne njiital parti socialiste tegal na gaañi dogalub dem ci local yi ak waa Benno Bokk Yaakaar Le Témoin nañu teg ci weddi li ñu naan parti socialiste dañoo déposé seen caution ngir samp seen candidat bopp Aminata Mbengue Ndiaye ne bu parti socialiste dee dem ci élection yi Benno Bokk Yaakaar la ciy àndal li mu bëgg moo di tànneef bu war tànneef buy boole l'info nañu waaye terewul nag teg nañu Macky Sall pression bu rëy ci investiture yi ndax ak ni ñuy doxalee mbir yi du neex a lijjanti ci président Macky Sall la Sénégal xëy di ñu xamal ne li waral coow li ba jur ay jalti gu rëy ci biir Benno Bokk Yaakaar Macky Sall leeral na ko nee na waa APR yi nañu bàyyi suñu alliés yi ak seeni maire yi nee na leen it ay mandataire départemental du am ci local yi commune bu ca nekk ak mandataire boppam na leer ci bopp ñëpp li ñëpp bëgg a xam te kenn xamagu ca dara l'observateur xëy na di ñu ci wax dara mu di nan la Macky Sall fas yéene tëggee investiture yi décision bi président Macky Sall jël moo di képp ku di maire bokk ci Benno Bokk Yaakaar ñu bàyyi la ak maire yi ba nga jiite woon nga lijjanti ko Walf Quotidien nañuy liiram bu ko lijjantiwul moom Macky Sall ba mu yegg ca ñag ba danañu dégg muñal bu ñu jugee ci élection yi ndax bari na ay ponkal yu nekk ci Benno Bokk Yaakaar yoo xam ne fi mu joxañ moom Macky Sall xooluñu fa firndeli yéenekaay bi nañu moo di Mary Teuw Niane moom nee na ñu investir ko ñu bañ ko investir la ca yamale maire Ndar du ko bàyyee ak kenn yéenekaay bi nañu teg ci àndandoom yi di waa parti socialiste daas nañu seen plan B ba tëye ñu tëye journal Vox Populi ba mu dëgër yéenekaay bi mi ngi ñuy xamal ci xëtamu njëkk ne askan wa ca Nioro ga ca Kaolack tëye nañu ci Maxime Montero membre fondateur bu APR bokk ci convergence des cadres républicains ab doxantu la woote woon keroog ca Nioro waa Nioro gi yépp mu di góor di jigéen di mag di ndaw ñëpp génn ànd ak moom defum ndiiraan doonoon mbooloo mu bari gunge ko ca doxantu ba ca mbeddi dëkk ba ci kaw concept bii di Macky fépp ci la ko waa Nioro ne bu dul yow du keneen yow la ñu tànn ngir nga doon maire bu Nioro Maxime Montero ne leen nangul naa leen ko waaye nag nañu àndandoo xaar dogal bi bàyyeekoo ci kilifa gi kilifa police bu Sénégal xibaar bi ci Rewmi Quotidien du ko neex ubbil yéenekaay bi benn dealer moo tuumal policier yi ca police bu HLM 5 taqal leen nee na dañu ko jàpp ak fukki laxasi yàmba ne ko boo ñu joxee 300 000 ñu bàyyi la nga dem. ngook ñu di ko jaajëfal bu baax a baax Mamadou Mouhamed Ndiaye mbokk yi nit sant nañu leen gërëm leen yéen ñoo ñu farewoon ci machine bi ñi jàpp ci xibaar yi ba mu sotti rédaction bi dina fi teewaat ci yeneen jotaayu xibaar Pape Cheikh taxaw na ngir wéyal waxtaan wi ci Midi Plus tey mu am solo Pape Cheikh Diallo maa ngi lay nuyu. fay Fatou Kiné